saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp di baal ñëpp àq fii ma toog dama am lu ma naqari parce que dama xool tànt bi waaye lu yàlla dogal jaam dafay nangu dogalam du fii rek la jibe na Tiwaawan léegi sama maam dafa wax ni dafa annulé lépp mu mel ni Sëriñ Moodu li ko dal moo dal waa Tiwaawan ndax nga gënd say gàtt boo say nit annulé lépp ngir dogal boobu nga def nag da nga joxe leçon en tant que xale dama dégg sànq ci sa wax sëñ Moodu nga ne bu kilifa waxee damay topp ndigalu kilifa te bi ngay wax gisaguloo ne télévision sama maam porte-parole des Tidianes Pa Malick Sy mi ngi wax foog naa ne kon am nga njarte am nga taalibe ndax bu sëñ Pa Malick waxee waroo ci teg baat ndax Mati Bala ak Mor Anta Sali Ba toogaat gis sama nawle conseiller municipal toog wax ak yow sa kër ma déglu ànd ak samay nawle nag ay médecin ñu yendoog yow bu heure bi ñu déggee article bi xaaruñu sax docteur Rose Wardini di ñu wax ñu man ma ne na ñëpp arrêté ndax jigéen bu àndee ak ay góor am ca baat góor ñi ñoo ko may 3 heures bi mu jotee ñu dégg ndigal li dama leen ne ñëpp arrêté bi docteur Rose Wardini laata wax fekk nañu arrêté kon yéen médecin yi ma àndal équipe bi ma àndal maa ngi leen di gërëm di leen sant jox ngeen ma cër bi ngeen jox seeni waajur jox mu ngeen ma cër bi ngeen jox seen soxna jox ngeen ma cër bi ngeen jox seen doom bu jigéen yal na leen yàlla delloo cër ci ni mu gën a gaaw ci barke Yonent bi ma bëgg leen won lu gàtt rek sànq dama ko def ak xale yi parce que sama rôle la je suis du corps médical je suis conseillère municipale présidente commission santé sama gox ca Gueule Tapée Fass Colobane ca Ndakaaru wanoon naa ko xale yi wanoon naa ko ñëpp damay baamtuwaat ndax bi ndigal li jibee pour ñëpp kontaan ñëpp xam ni sëñ Modou dafa am kilifa bien que sëriñam muy ki fi jógee bu yàggut dañ koy ñaanal yàlla xare ko àjjana muy Chérif Tila la doon sëy ak sama tante nag sama tante jiite ko moom muy doog a dem tey Chérif fu mu togg sëriñ Modou xam ne ni am nga ndigal ndax ku bëggoon sant ñaan sa sëriñ nga déglu ndigal yal na la yàlla may ndigal yu bëri yal na la yàlla yokk yu bëri ndax nag taalibe balaa moo mat da ngay tarbiya te tarbiya balaa moo mat da ngay am imaan yal na la yàlla may wér may la ko may ko bépp jullit ma ñëw nag def benn démonstration bu gàtt defoon naa ko ci bëccëg ci xale yi laa ko commencé parce que ñu ne hygiène et propreté dama ñëw jox xale yëpp gant xale yu ndaw yëpp sol taalibe yeeg yëpp ñu for ñu filmer leen ñu tegal leen ñu raxasu ñu pare ñu jox leen ay déparasitants ñaanal leen xale yi dem ci ndigal lu gàtt mais damay def démonstration bi rek ci lu gàtt balaa sëriñ bi tëj wax ji ngeen baal ma àq ma woon leen xool ñun nag ñooy faj mais yàlla muy wéral naa def prévention bi naa def masque bi taxul li la war a dal la ndax suñu borom bind na kañ ngay ñëw bind na tam kañ nga fiy jóge waaye ñun ñooy faj mais yàlla muy wéral mais man sama lépp dama ko wekk suñu borom moo tax amul may tiit masque bi maa ngi ko takk sax mais sama yaram dafa daw parce que dama gis ñu takkul masque amuñu ko naka lay demee waaye du dara démonstration la rek ngir ndigal. Tout d'abord, nous présentons nos condoléances au Serigne, à notre frère Serigne Modou Guissé, qui est un compatriote digne de son nom. Nous saluons à sa juste valeur la décision qu'il a prise. Il s'est concerté avec les autorités administratives, avec les autorités locales, et il a aussi analysé
la nature de cette pandémie. Nous ne sommes plus au stade d'une épidémie, mais d'une pandémie au niveau national, au niveau mondial plutôt. Aujourd'hui, là où se trouve l'épicentre de cette maladie, c'est-à-dire en Europe, les autorités ont pris des mesures idoines pour stopper ce fléau. Mais au Sénégal, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a anticipé pour protéger toutes les populations. En tant que Baye Fall, en tant que responsable, en tant que digne fils de Kaolack, en tant que religieux et leader d'opinion, il a préféré asseoir tout ce qui devait se faire cette nuit et ultérieurement, jusqu'à nouvel ordre. Nous vous encourageons dans ce sens. Moi, je pense que c'est un élan de solidarité même que vous faites à l'endroit de son Excellence le Président Macky Sall. Que vous faites aussi à l'endroit de l'édile de cette ville, Madame le maire, Madame Mariama Sarr. Parce que dans toutes les contrées, à travers tout le pays, il y a des pèlerins, il y a des Baye Fall, il y a des frères mourides, Tidjane, voire de toute obédience religieuse, devaient venir rallier Kaolack. Alors, puisqu'il y a des risques, Serigne Modou Guissé a pris cette responsabilité d'asseoir cette activité. Alors, ce sont les quelques propos que je voudrais placer à l'endroit de notre frère, de notre guide religieux, Serigne Modou Guissé. Et encore une fois, nous présentons toutes nos condoléances à Chérif Abdourahmane Fall Tilala, qui a montré une voie, qui a montré comment doivent se comporter le véritable Baye Fall. Non seulement il est shérif, mais aussi il a été disciple de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Mame Cheikh Ibrahima Fall est une université. Mame Cheikh Ibrahima Fall aujourd'hui est une référence au Sénégal, voire dans tout le monde. Nous saluons à sa juste valeur, encore une fois, cette sage décision. Et il paraît que Mame Cheikh Ibrahima Fall a été l'un des premiers religieux à initier le Set Setal à Saint-Louis. Alors vous avez vu, ça coïncide avec cette pandémie, et ce qu'on dit à tout un chacun, c'est de tout faire pour initier cette propreté, hein, de tout faire pour être propre soi-même, mais aussi de tout faire pour veiller à l'environnement. Je pense que nous sommes dans le bon sillage et tout le Sénégal devrait faire comme vous. Tous les guides religieux, tous les leaders d'opinion, tous les porteurs de voix devraient faire comme vous. En tout cas, nous vous félicitons. C'est une décision très sage, très responsable que vous avez prise à l'endroit des populations kaolackoises, à l'endroit du Sénégal. Merci encore une fois. A'uuzu billahi mina shaytaani rajim. Bismillahi rahmaani rahim. ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci Moustapha ndawam li mu yónni di kennal Serigne Touba bu baax di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Abou Ridjan di ñaanal Serigne Mountakha Al Bassir yàlla yàggal ko te wéral ko ba naal yi mu bëgg a liggéeyal maamam yàlla may ko kattan bu mu ko defee waaye noonu lañ koy naanalee Serigne Cheikh Ibrahima Fall jëmb mi toog si jataayub Cheikh Ibra di ñaanal bu baax suñu jàmbaar ja suñu yaakaar ja te ñu jaayante woon ak moom si njëg gu ñu jaral
te duñ ko xàcc mukk muy Chérif Abdourahmane Fall Tilala di ñaan yàlla na ko dajalee ak waayam ja Cheikh Ibra Fall waaye noonu la ñuy feddalee suñu pas-pas yeesal suñu njëbbal ci Chérif Abdoul Aziz Fall Tilala mi nga xam te ni ne moo toog si jataayam ak rakkam yépp ñu ngi leen di siyaare ak njaboot gi mu njabootee di nuyu jëwrinu Serigne Touba ji nga xamante ni ne moo nekk fii ci Kaolack nga xamante ne fii lañ nekk tey muy Alaaji Séni Seck waaye noonu la ñuy siyaaree jëwrinu Seera Fall ji nga xamante ne moo fi nekk di Serigne Talla Wade di nuyu baax Serigne Babacar Mbacké mu kabbaro waaye noonu la ñuy siyaaree Serigne Mor Talla Fall moom Kawsara mu Serif Assane Fall naaru Kawsara ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu mbokku taalibe yi di siyaare barab bi nga xamante ne fi la ñu nekk di Kaasawil di si jiital Serigne Assane Fall mi nga xamante ni ne moo fi sunu Cheikh Ibra ñun ndax dañuy xool si moom Cheikh Ibra kon ñu ngi koy nuyu baax di nuyu sunu kilifa yi nga xamante ne ñu ngi ci jataay bi itam muy mel ne xew-xew dafa am àdduna nag dafa am nu muy doxee nit ki bu fekkente ne da nga am kilifa ak àdduna wane nga ne kon am nga kilifa ak baatin ki nangu kilifteefuk àdduna mooy ki nangu ñu koy digal ak di ko tere te àdduna dees koy péncoo bi yàlla dogal agsi ci réew mi muy lu mel ne tawat dafay dugg muy mel ne balaa la nag ñu ci wax ay prévention di ci aaye ay daje mu dem ba xew-xew yu rëy yoo xamante ni ne ci këru diine yi la am ñu fomm seeni bis bàyyi ko ngir xew-xew booba kon day yell si ñun ñi nga xamante ni ne ñu nit bàyyi nañ ñu xel bis bii di bisub santati Cheikh Ibra nga xam ne ñun ku ñu ko xeebalit amuñu lu gopp ñu nit ci ndigal li ñu dégg ak ci kilifa yi ñu waxal ñu jot ñu waxtaan ak ñun ñu nit ñu ne ginnaaw bis la boo xamante ne dañ ci doon ñaanalaale suñu kilifa ñu daal di def nañ alxuraan ju bari def fi consultation gratuite am ñun fi faj may leen ay garab ki am woon yéene faj nag am nga yéene boo gisee jàngoro ju ñëw nga war koo mën a kar ne ko taxawal taxaw googu ñu koy wax nag mooy fi ñu toll ginnaaw bi dogal bi egsee mooy ñun ñu taxaw bañ a dajale kenn ndax daal di bañ a tënku ci lenn loo xamante ni ne dees nañu ci gàllankoor ndax ñun ay Baay Faal lañu Cheikh Ibra Fall lañu yaakaar tey ak ëllëg liñ bëgg moom moo ko man ragaluñu dara it tiituñu dara waaye moytu dafa bokk ci jaamu yàlla moytu dafa bokk ci jaamu yàlla ginnaaw it bi ma waxtaanee ak sama kilifa muy Serigne Abdoul Aziz waxtaan nañu ci moom ma wax ko xalaat bi ma ci am ak ndigal yi ma ci jël léegi bi ma toogee ci jataay bi jot naa la commissaire gouverneur déggante nañu waaye ma am pas-pasu waxtaan ak docteur yi ne leen li ma gënal daal mooy fii mu toll ñu yemale guddi gi ba déwén di ñaan yàlla ci bàkkib sëñ Touba ak Cheikh Ibra lii ñuy wax muy tawat yàlla na fi yem yàlla bu mu sori yàlla bu mu law balaa la nag prévention bi gën a gaaw mooy na ñëpp dellu ci yàlla na ñëpp dem tuubi te xam ne suñu borom meram xajut ci jaam ñi lii du dara lu dul meram suñu borom nañu kennal suñu borom te xam ne moom moo njëkk mooy mujj moom moo ñu sàkk ngir ñu jaamu ko yàlla nag su meree aw askan xàmmeewul ñaka tooñ ak ñaka tooñul suy wàcce balaa ci kaw ñëpp la koy wàcce kon nag ñun ñëpp nañu xam ne suñu borom digalam yi nañ koy def di moytu tereem yi amut si ñun kenn ku bëgg musiba ak suñu borom wàcc sa kaw kon nañu tuub tey sàkk sarax tey moytu suñ képp kàttan tere suñu borom yi man de sama kàddu soriwul waaye ñi ma njabootee ak su néew maa ngi leen koy digal fu ñu dem ñu yóbbaale ko nañu moytu bu baax ndax am na ci lool waaye docteur ñoo ko moom ñoo ko yor liñ ci digle nañu koy def suñ bëggee mucc waaye wàll wi ci des muy wàllu suñu borom nañu ko sàmm ndax ñoom dafa mel ne li ñuy wane ak cet la te suñu borom a ko njëkk a digle ndax boo amatu cet sax munoo jaamu yàlla jaamugum nangu kon nañu delluwaat ci cet akuk cet la te di gën di waggar suñu borom ci ndigalam yi di ko jaamu suñu kéem kàttan fii nag la ñuy yemale guddi gi li ci des
dañuy daal di nag xéewlu ñi fi jot a nekk ñu daal di wéyale bernde yi ñi mën a nekk ak ñun ca barab ya ñu nekk fa ak ñun ñu dajaloo sant yàlla loolu wàññiwul dara waaye jataay bi daal dañ koy daal di yemale fii ba ëllëg muy déwén ak jàmm ndax bis la boo xamante ne dees koy wéyale muy am fii ak ñu ngi koy man dañuy sant Cheikh Ibra suñu kéem kattan ndax li ñu am moom moo ñu ko defal jaare ko ci Sërif Abdourahmane Fall Tilla la kenn fekk ko ci itam kon nag bis bi day wëy di am at mu jot waaye nag ginnaaw dog dafa am nit da ngay gëm yàlla soo gëmee yàlla da nga nangu dogal nag mooy li yàlla dogal nga ànd ci ak moom ginnaaw nag loolu way àdduna yi wax nañ ci yemale lépp ba école yeeg lu bari ñu am ci yuñ ci wala tëjëg yu ni mel ñu ni dañuy yemale fii mbir mi te dellu si liñ nekkoon mooy jaamu yàlla ak digle li nga xam te ne moom la ñu suñu borom sant wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. saa su la ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer